mbokk mi yow mi seetaan vidéo bi te abonné gu la gaawal nga abonné ndax vidéo yu am solo moo lay xaar fii ci TA TV. asalaamaaleykum internet yu TA TV di télé askan wi tey nag yéen a ngi seen 4e numéro seen émission essence de vie ñu am gan buñ naan Mbaye Niass tey nag ñu ngi war a waxtaanee si wàllu actualité réew mi. bu ñu waxee actualité rek mooy si wàllu élection locale yi nii ñu jugee kon nag balaa ñu see sori dañuy bàyyi Mbaye Niass mu présenté wu Mbaye Niass salaamaaleykum. salaamaaleykum mbokku internet TA TV maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu aussi di kontaan bu baax ci émission bi ngi ñu ma invité Mbaye Niass la di responsable national des jeunes de l'URV Union pour la restauration des valeurs dirigé par le docteur Mohamed Diallo nekkoon naa aussi. adjoint responsable étudiants yi nekkoon naa aussi en même temps adjoint responsable des jeunes tey nag ñu def ma responsable des jeunes de l'union pour la restauration des valeurs maa ngi nuyu mbokk internet yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax. jërëjëf Mbaye Niass kon ñu jàll suñu thème bi comme nuñ koy waxee toujours émission essence de vie ay actualité moo ko tax a jóg actualité réew mi ak international aussi. waaye tey bu ñu waxee actualité suñu xel day dem ci élection locale yii nii tey Mbaye Niass ñu koy laaj que comme déroulement élection locale moom ban jàngat la ci def. maa ngi rafetlu sa question mooy ci déroulement élection locale yi ñu jugee. élection ku ne xam na ni fichier électoral moo koy doxal balaa ñoo dem ci élection yi fichier électoral day génn 50 jours avant les élections léegi nag fichier électoral. bu ñu ko tegee comme ni ma wax sànq ci réew yëpp ci àdduna ci réew yëpp fichier électoral yu ñu teg opposant yi ci bari mën nañ koo bañ a accepter c'est-à-dire mais bu ñu jëlee tey gouvernement Sénégal li ñu war a gën a yokk def mooy ñu indi ay fichier électoral yu transparent donc fichier yi day génn 50 jours avant élection yi donc gis nañ fichier yi génn na ñii am na ay débat ula yu ci am ñii d'accord ñi bañ a d'accord teewul dem nañ ci ay élection bu ñu jógee ci fichier électoral yi am na leneen loo xam ne tey aussi xaw na indi benn njàqare ci wàllu élection yi du njàqare sax mais un tout petit désorganisation mooy carte électeur yi nga xam ne changé nañ ko tey bu ñu jëlee suñu wàllu ñi nga xam ne ñoo dëkk Yëmbal ñu ngi nekkoon département de Pikine ñu yóbbu ñu département de Kër Massar avant ñuy voter foog ñu dem jëli suñuy carte d'identité yu bees yoo xam ne dañ ciy mentionné département de Kër Massar donc foog nga jëli ko donc yooyu aussi da si am ñoo xam ne ñu si bëri dañuy tayal pour dem jëli seen carte d'identité yu bees ñu si bëri duñ am jot pour jëli seen carte d'identité yu bees aussi xaw naa yàq organisation tuuti ci élection yi mais c'est normal comme da nga changer département amoon carte d'identité bu yàgg donc foog nga dem jëli sa carte d'identité bu bees boo xam ne dañ ci mentionné sa nouveau département loolu aussi ci déroulement yi la bokkoon beneen bi aussi mooy campagne. élection ku ne xam ne élection campagne moo koy doxal candidat bu ci nekk am nga sa jour de campagne yi mi ngi defe naa ñu ngi ko def presque 2 semaines léegi nag campagne veut dire programme maanaam candidat bu ci nekk da ngay dem ci askan wi wax leen sa programme fexe leen a convaincre ci programme bi nga amee pour que ku ci nekk le jour des élections mën la voter ci sa programme bu jugee ci campagne yi ba mu jeex ñu dem ci jouru élection yi mooy le 23 bi passé. est-ce que comme candidat yëpp war nañ joxe programme mais est-ce que tey maire sortant moom kooku bilan à défendre la am mais pas un programme boo xam ne tey dina léegi loolu moom est-ce que maire sortant moom bu ñëwee moom dafa war a ñëw indiwaat beneen programme boo xam ne day différent ak moom bilan bu mu jot a def ci commune am. Personnellement un programme et un bilan c'est différent. mais tey xam nga tey boo defee bilan ko xas def mooy def nga ba pare c'est-à-dire yow da ngay ñëw wax li nga defoon c'est-à-dire léegi nag boo waxee li nga defoon ba pare est-ce que yow loolu nga defoon dañuy xaar pour nga defaat lu mel noonu nit ñi dañuy xaar lu bees c'est-à-dire li ñuy xaar ci candidat maire sortant aussi mooy moom mooy gën a sonn sax déjà li tax muy gën a sonn moom il a droit de faire un bilan askan wi ne moom kat lii la fi defoon li mu fi defoon est-ce que ñun am nañ ci satisfaction léegi moom bu waxee bilan ba pare
aussi am na droit aussi mu wax programme ne kat defal naa leen lii léegi boo leen ma falee ci 5 ans yi di ñëwaat dinaa leen defal lii c'est-à-dire askan wi mën a bàyyi xel ci bilan bi mu amee ak ci programme bi mu war a indi donc kooku mooy gën a ëpp pression c'est-à-dire moom day wane ñaari facette day indi bilan bu pare indi programme am na nag du ñëpp am na candidat yoo xam ne bu ñu dee ay maire sortant ñoom du ñu tal programme ñoom dañuy def seen bilan ñëw wan askan wi ne man kat maa fi defoon lii waaye boo leen ma falaatee dinaa leen defal lu raw li ma leen defaloon léegi keneen gi nag moom du maire sortant moom c'est un candidat ku bëgg a nekk maire mosul nekk maire dafa bëgg a nekk maire donc kooku programme bu set wecc lay indil askan wi tegal leen ko pour leur montrer que ni am na compétence yi am na valeur yi buñ ko falee dina defal lii gox bi ak dina defal lu gox bi soxla dina leen ko jox li askan wi soxla dina leen ko indil loolu la. comme léegi pare wax nga ñu si au début fichier électoral yi ñëw nga si campagne yi programme la candidat yi di indi fekkee maire sortant mu indi bilan ak programme léegi si jour élection yi comme élection yi foofu ban jàngat nga fi. donc si jour élection yi maa ngi ci doon waxtaan ak ay nit ñu toog di waxtaan ak ñoom nii dama dem di voté yi ma am benn jàngat bu ma def ci suñu politiciens yi c'est-à-dire nit da ngay gëm sa bopp parce que mënoo def benn campagne bu 14 wala 15 jours nga wër sa gox gi yëpp ba mu jeex nga wax ak askan wi dégg la damay gis ni le jour bi nit ñi di voté ci jour bi da ngay gisaat même candidat yi wala seen ay jegeñaale day ñëwaat ci biir centre de vote yi di campagne at nit ñi c'est-à-dire man yooyu daf may xaw a métti c'est-à-dire ni ma méttee mooy dama bëgg ñu candidat yi di gëm seen bopp c'est-à-dire man du ma défendre un programme 15 jours wala 14 jours vote ñëw su ma demee damay dugg sama bureau de vote voté ñibbi teg sama ñaari baraada toog xaar résultat yi mais dama gis ni ñoom dañuy duggaat ci biir centre de vote yi di waxaat ak askan wi ci jour bi ñuy voté di waxaat ak askan wi di leen convaincre pour ñu dugg seen bureau yi voté leen loolu aussi lu ñu war a bàyyi la c'est pas normal en plus. mais loolu est-ce que juridiquement loolu yoon la parce que nee nañ carrément jour vote kenn warul sol benn mandarga boo xam ne wala nga wane benn mandarga boo xam ne yow diw nga war a voteel tey loolu est-ce que état bi nekkul responsable. tey xam nga boo joxoñee kenn rek moo Sénégal dafa xaw a doy waar tey boo joxoñee kenn rek ñu ne wax na ak diw donc man daal li may wax mooy muy état bi muy opposition bi ku ci nekk nga wax ak say jegeñaale. non su ma nee comme su ma nee état comme que moom mooy yor centre de décision yi tey mooy ñëw ne ministère de l'intérieur ñëpp xam ne moom moo gérer wàllu élection yi tey moo naan jour tel bu kenn def lii ku ko def ay daan fekk la si looloo tax ma ne état bi est-ce que nekkul responsable. bon xam nga tey ku teg say règlement am ñu ñëw jël règlement yi teg fee def leneen yow boo leen seetaanee rek yow responsable nga yow responsable bu mag nga ci loolu moo tax tey boo jëlee sa règlement nga ni kat jour vote bu kenn def li après ñun ñu ñëw ci bureau yi wala ci santé yi gis ay nit yuy def loolu te mu nekk sax lu ci ëpp ay nit ñoo xam ne ci gouvernement bi lañ faree loolu mën nañ ni gouvernement bi am na ci part de responsabilité mais aussi ñi nekk ci gouvernement bi yëpp defuñu ko am na tamit ñoo xam ne ay opposants lañ dañuy def loolu dañuy ñëw ci biir centre de vote yi di convaincre askan wi pour ñuy dugg seeni bureau pour di leen mën a voter donc man loolu man dama ko gisee fuite de responsabilité tey li ma lay wax sànq mënoo campagne benn 14 wala 15 jours campagne bu métti bu pare jour élection nga bëgg a duggaat ci biir centre yi di campagne at askan wi loolu moom lu ñu war a bàyyi la loolu lu ñu war a dindi la ci élection yi parce que tamit loolu mën na frustrer ña fa nekk c'est-à-dire mën naa ñëw man am ku nekk ci gouvernement bi ñëw di wax ak man pour ma voter ko fekk nekk ci opposition bi gis ko xam ne mu ngi wax ak man c'est-à-dire yooyu mën na indi sax violence te duñ ci bàyyi xel donc yooyu candidats yi ak ñi leen jege lu ñu war a moytu la ci élection yi parce que ay élection yi ñu ngi ñëwaat donc ku ci nekk na nga analyser lépp li nga xam ni passé nañ ko nga xool nan nga koy defaraatee pour élection yi di ñëw incha allah. jërëjëf si leeral yooyu nga indi si premier point bi léegi pour ñu ñëwaat si deuxième point bi tey gis nañ ni élection yi jàll na résultats yi commencé naa wadd donte am na ay résultats yoo xam ne c'est pas encore officiel léegi loolu tey par rapport ak résultats yi loolu ban jàngat nga siy def. balaa maa ñëwaat ci résultats yi ma ñëw tuuti ci jour élection yi donc am naa ci satisfaction bu baax
ndax ma am ci satisfaction mooy am na yoo xam ni source de développement la. am réew bu nekkee ci yoon développé nga gis yenn mbir yi da nga ci am confiance mooy ndaw ñi dañoo génn massivement dem tànn ki leen neex dem votal ki nga xam ne moo leen doy ci seen gox. man mii di wax ak yow 11h ci suba laa ran ci sama buntu bureau de vote ba 16h man loolu mosul am ci élection 11h laa ran ba 16h pour mën rek voter tànn ki nga xam ne moom laa yaakaar ni su ma ko tànnee mën na jariñ sama gox. donc yooyu aussi ci ay aspect de développement la bokk ci luy mën a may ndaw ñi confiance la bokk c'est-à-dire ndaw ñi léegi ñu ngi commencé am impact bu baax ci élection yi ñu ngi commencé di wane seen bopp ñu ngi commencé di jël seen responsabilité loolu aussi lu ñu mën a rafetlu la waaw lu ñu mën a teg loxo la que ni ndaw ñi ñu ngi jël seen responsabilité ci dëkk bi ñu ngi dem di tànn ñi leen neex ci jour élection yi loolu moom kontaan nañ ci trop vraiment ñu bañ ko aussi wàññi bu ëllëgee bu élection amee ku ci nekk nga jëlaat say responsabilité dem voter ka la neex. léegi nag ci wàllu résultat yi dafa am loo xam ni kenn rafetluwu ko mooy ay élection bu amee ci jour élection mu jeex nit ñi li ñuy xaar mooy résultat donc mënuma imaginer 48 heures après am na ñoo xam ne xamaguñu say maire kan la c'est-à-dire dafa am lu ñu naan tendance ak am lu ñu naan résultat provisoire tendance du résultat définitif résultat provisoire du résultat définitif donc ay département comme Thiès toog na lu yàgg xamuñu kan mooy seen maire ay département comme Pikine toog na lu yàgg xamuñu seen maire ay Médina toog na lu yàgg xamuñu seen maire xam nga yooyu baaxul ci démocratie yooyu yóbbul démocratie fu rafet donc bu ëllëgee bu ñu defetee élection lu mu gàtt au moins 48 heures après commune yi nekk ci Sénégal gépp département yi nekk ci Sénégal gépp ku ci nekk xam kii moo gagné ku ci nekk xam kan mooy sa nouveau maire loolu aussi dina baax état bi nañ ci bàyyi xel bu ëllëgee résultats yi ñu ci mën a gaaw di ko jox askan wi à temps ñu moo gën ku ci nekk di xaar ay tendance comme ni ma waxee sànq tendance du ay résultat provisoire du ay résultat définitif mooy li nga xam ne mooy teg maire ci commune bi moom ñun loolu la ñu xam. jërëjëf Mbaye sa réponse am na solo lool sax léegi gis nañ ni résultat yi ba tey dafa am ay coow mooy lan ñii nee nañ ñoo gagné ñii nee nañ ñoom ñoo gagné mais dañoo am lu ñu fi remarqué ren mooy lan tey camp pouvoir bi ñoom dañoo perdre ay villes ngande am na ay ministres yoo xam ne tamit dañoo nekkoon ci biir langue gi ñoom tamit ñoom ñëpp ñu bëri ñu ëpp ci ñoom la majorité ñoom tamit dañoo cité léegi loolu tamit ban jàngat la nga ciy def. donc ma ñëw rek ci politique gis nga politique Sénégal ci boppam mu ngi doog a xam ni politique du mag rek moo koy def Sénégalais mi ngi doog a xam ni politique du xaalis rek moo koy def c'est-à-dire mën nga am xaalis lool waaye bis bu amul base politique bu leer bis bu amul poids politique bu leer ci fa nga dëkk c'est-à-dire mën nga campagne di génne ay ndaw mën nga campagne nit ñi di ñëw di fees ci say jouru campagne di ko feesal mais jouru élection ak campagne ça fait deux jouru élection ak campagne ça fait deux c'est-à-dire beneen bi aussi mooy dama gis ñu nekkoon ci kaw gouvernement bi dañoo xaw a négligent tuuti ci campagne c'est-à-dire dañoo gëmoon seen bopp trop voilà dañoo naagoon trop ci c'est-à-dire da mel ni da ngay seetlu ni ñoom gagné nañ ba pare te opposition bi ñi si bëri si seen wàllu campagne daj nañ ci ay coono yu métti pour am résultat yi nii donc foofu tamit lu ñu war a bàyyi xel la ñoom c'est-à-dire mënoo nekk ci ay campagne pour ñu voter la pare jàpp ne waa gagné kenn mënul dem ci combat daan balaa ngaa bëri ci c'est-à-dire da ngay def li la nga war a def ba pare soo demee nag li yàlla di dogal nga xam ne loolu la mais nag ñoom dama gisoon benn naagu ci seen côté dama gisoon benn li naan mbir boo koy def balaa nga ko def da nga ciy xalaat d'abord ba pare c'est-à-dire dafa mel ni ñoom préparé wuñu woon élection yi c'est-à-dire man sama xalaat dafa mel ni préparé wuñu élection yi beneen bi aussi mooy amoon na xëccoo ci seeni candidat c'est-à-dire c'est le président qui décide kan mooy candidat ci commune yi donc décidé na ñenn ñi dem ut seen liste seen yeneen liste donc foofu aussi le président Macky Sall moom mooy jël ay responsabilités mais nit boo koy tànn ci commune ba mu bokk da ngay fexee tànn koo xam ni dafa dëkk ci dëkk bi
koo xam ni waa dëkk bi xam nañ ko c'est-à-dire koo xam ni yàgg naa def ci dëkk bi te du ay élection moo ko yëkkate wala du koy dara tudduma turu kenn nag waxuma kenn mais damay lancer appel nit bu candidat boo koy tànn da ngay tànn koo xam ni am na base politique bi mais doon nit da nga koy tuur xaalis rek ne ko acca gox baa ngi noonu demal jënd nit ñi mën ngeen leen a jënd mais après ci biir élection bul xam la ñuy def c'est-à-dire léegi nag après état bi xam xëy na loolu dina ci responsabilité li ma la ko waxee sànq élection yi jeex na ñoom duñ tëdd di nelaw parce que am na ay villes yoo xam ne lu ci mel ni Ziguinchor dafa am benn poids politique bu leer parce que maa ngi dégg ñenn ñi di wax ci télé yi que ni voilà Ziguinchor état bi mosu ko état bi nekku fa woon gañe ko woon quoi c'est-à-dire état moo ko gañe woon buñ bañu sori. Non mais ki nekkoon maire de Ziguinchor c'est Abdoulaye Baldé noonu. Abdoulaye Baldé transhumé wul. ku transhumé dem ci gouvernement foo bokk. mais foofu président dafa bëgg wax ni Abdoulaye Baldé ba muy jël mairie bi boobu nekkul woon moom ci kawam mais après ba mu toogee léegi ci la ñëwee moom nag est-ce que waxeewul foofu. mais foofu lay waxee mais Abdoulaye Baldé ba muy jël maire bi nekkul woon ci kawam mais après dafa nekk ci kawam kon ñun bu Abdoulaye Baldé nekkee maire nekk Benno Bokk Yaakaar dañuy jàpp ne Benno Bokk Yaakaar moo gagné Ziguinchor. mais demeewul liste Benno Bokk Yaakaar. mais Benno Bokk Yaakaar la nekk même bu gagné woon élection yi waa Benno Bokk Yaakaar dañuy fëgg seen dënn dañ naan Abdoulaye Baldé ci Macky Sall la bokk ci président Macky Sall la bokk donc nag yooyu aussi day mat ñu si def ay jàngat beneen bi tamit mooy ay villes yu mel ni Ziguinchor c'est la première fois que opposant gagné ko muy le maire Ousmane Sonko di ku liggéey na liggéey bu am solo pour gagner Ziguinchor Yewwi Askan Wi quoi qu'on puisse dire def nañ liggéey yu am solo ci campagne yi pour mën a nekk ay tête ci commune yu bari beneen bi aussi mooy c'est le leader de l'opposant loolu moom Ousmane Sonko ñu bañ ko wala ñu nangu ko moom mooy leader opposition bi donc nag boo toogee ba leader opposition dem ci benn ville boo xam ni am na poids politique ci yow su ko gañee foofu après élection yi di ñëw mën na am impact ci yow donc yooyu aussi mën na état bi def ci ay jàngat xoolaat seen taxawaay bu baax ci yenn villes yi ku ci mel ni Barthélémy Dias mi gagné Ndakaaru Yoff dañ leen faa gagné villes yi gën a important daal boo xoolee bu baax dañ leen faa gagné loolu nag li ma doon wax sànq am na benn naagu bu ci am parce que jàppoon nañ ni ñoom am nañ xaalis jàpp nañ ni élection yi mënul leen a rëcc donc nag ñoom ñëpp xam naa dinañ toog waxtaanaat seen biir pour trouver am terrain d'entente pour élection yi di ñëw ñu mën a jël seen responsabilité. kon daal foofu da ngaa bëgg a wax ni kon population bi moo changé parce que bu njëkk ba population bi ku leen tuur xaalis rek wala tuur leen ay mbubu dañ lay voteel tey ñoom est-ce que jàppuñu loolu tey moo am ba tey moo tax ñu jël fere si ay xaalis yu bëri pour mën a mener seen campagne. politique du xaalis kese politique. mais loolu moo fi amoon. nekkul moo fi amoon même ndaw ñi sax tey jii même ndaw ñi sax sama morom. ñu baal ma ñoom boo ñëwee di politique di wax ak ñoom ci wàllu politique c'est-à-dire boo fa jugee te joxoo leen dara tegoo dara seen loxo bu ñu toogee après li ñu wax mooy sa waay daa nay politicien bu nay la c'est-à-dire ñoom ndaw ñoo incarné loolu ba pare bëgg koo changé waat c'est-à-dire du ma ni politicien bi xaalis bi may jox man maa ko moom ba pare man may bëgg ngay dem di indi xaalis dama ko jox c'est-à-dire ñun ñu ndaw ñi ñoo war a dindi loolu ba pare c'est-à-dire yow jógee nga fële am looy rêvé ci sa gox am loo bëggal sa gox balaa ñoo xool kii am na xaalis wala amul xaalis nañ xool ay compétences yu am d'abord bu leen mënalee jëmalee kanam ñu ànd ak moom bu leen mënta jëmalee kanam ñoo ko sawaay fii kat ku am compétence lañ fa bëgg a teg donc nag loolu dëgg la xaalis bi ñu doon tuur di ko jox nit ñi dem leen voter loolu moo dafa jeex léegi dafa mel ni Sénégal bi danaan la kaay nga nax ma léegi boo ko xëy ba noppi moom mu nax la. jërëjëf loolu daal la ñuy tuddee mbaraan politique comme gars yi ni ñu koy waxee léegi pour ñu ñëw suñu dernière question. tey gis nañ ni ay maires yu bëri léegi ay jeunes lañ bëri nañ ci ay jeunes léegi ñoom ban défi lañ war a relever à l'heure actuelle. Sénégal avenir politique bi mu am mën nañ cee teg loxo mën nañ ci am confiance bu baax ndax am réew bu ci ay ndaw nekkee bañ a nelaw loolu aussi baax na bu ci ay ndaw nekkee di jël seeni responsabilité loolu aussi baax na bu ñu demee ba ay ndaw yu moins de 34 ans moins de 35 ans di jiite ay gox suñu yaakaar dina gën a jëm ca kanam dinañ gën a am yaakaar ci Sénégal léegi nag seen défi ñoom lan la mooy ba ñuy laaj gox bi dañ li woon waa gox bi jox leen ma gox bi ñu def ci lii c'est-à-dire nit boo ko dig ba pare
moom yaakaar ci yow jox la lu mu yori lépp jox la ay pouvoir jox la moyen ne la defaral ma nga dem di def leneen c'est-à-dire ñoom ndaw ñi bu ñu may lu leen ñeneen ñi xeebee c'est-à-dire dañ leen a jox. maa ngi dégg suñu journaliste bu baax Pape Djibril Fall di ko wax ci TFM pour dire que ni ndaw ñi jël nañ seen responsabilité mais yan ndaw ñu jël seen responsabilité bëgguñu mu nekk ndaw ñoo xam ne ñoom lay jox ay ordinateur wala ay téléphone jox leen connexion ñu toog ku wax ci président Macky Sall dara wala ku wax ci nguur gi dara wala ku wax ci keneen dara ñu toog saaga la wala ñu soxlawuñu ndaw ñu soxla mooy ñi jël seen responsabilité ba nekk ay maire fi mu ne nii ñooñu nag défi bi mooy ñu def fa lu fa kenn mësul def bu ñu defee lu fa kenn mësul def yeneen ndaw yi dinañ am yaakaar ci seen ëllëg dinañ am confiance sax pour dugg ci politique parce que ndaw ñi dañoo délaissé woon politique bi de trop et que politique du mag rek moo koy def nañ jël suñu responsabilité bul toog fi nga toog rek ne non man def ma politique parce que politique ñi ngay def nii mais non da ngay jël ses responsabilités mën nga def politique mais autrement politique de développement baax na mais politique di wër di naxaate loolu moo baaxul mais politique de développement baax na donc ñooñu nekk maire ci ñu ngi ci mën a tudd le maire de Yoff ñu ngi ci mën a tudd maire Golf Sud nga xam ni jigéen mën na jiite comme góor mën na jiite mais li ci am solo rek mooy lañ la fa tegee nga bañ a war askan wi lañ la fa tegee nga askan wi li ñu yaakaar nga defal leen ko bu ëllëgee boo leen di laajaat gox ba ñu mën la koo delloo. mais yaakaaroon ni état bi mën na si ndëgg sërëx jëm leen a galgal en tant que des jeunes maires. bon ku ne état moom ne pouvoir waaw ku ne état ak opposition tamit ne politique c'est-à-dire ñoom seen diggante ñoom ñaar li ci dugg mooy politique donc état bi du mën naa ni comme que Afrique la nekk du bëgg même bu bëgg sax gox ba dox que ni benn opposant moo fa nekk du bëgg mu dox carrément loolu moom c'est naturel donc ñoom nag li ñuy def mooy ñu bañ a jël seen développement gox bi yëpp wékk ko gouvernement bi c'est-à-dire nit boo nekkee ci benn mbir bul jël sa mbir yëpp wékk ko kenn c'est-à-dire ñoom tamit dañ jël seen responsabilité ba budget bi ñu amee ñu xool lan la tollool c'est-à-dire c'est normal de rêver grand mais ci ban moyen ngay rêver grand c'est-à-dire boo jëlee budget bi nga amee nga xool li ñu ci mën a def ci mën nga toog ak ay borom xam-xam maire bu ci nekk nga toog ay borom xam-xam ne leen sama budget lii la sur les 5 ans programme bi ma amee lii la lii ak lii lan laa ci mën a réaliser léegi loolu boo ko xoolee ba définir ko ba calculer ko ba pare nga xam ne que lii mën nga ko def te état bi du ko ci dugal loxoom mu nekk luy jariñ askan bi nga def ko bu fekkee aussi tamit mën nga toog ak état bi nga waxtaan ak ñoom ci say projet yi nga amee buñ la ci mën a jàppale nga ànd ci ak moom buñ la ci mënta jàppale aussi nga dem ak li nga yor man loolu laa gis. jërëjëf Mbaye kon ñu bàyyi ko moom mu tàggoo ndax waxtu bi moo ñu xoj kon Mbaye looy tàggu askanu Sénégal looy tàggu aussi internet yu TA TV. maa ngi lay remercier sama camarade bi Insa Wade maa ngi lay remercier bu baax di remercier seen techniciens yi di remercier aussi ñi nga samay xarit di remercier di sant bu baax samay ñaari waajur ndax bu ma tere woon aussi du ma fi ñëw. ma ne maa ngi remercier le président Mouhamed Diallo donc su ma bëggee politique bay toog fii ginnaaw yàlla moom la moo ñu tàggat ci wàllu politique donc teetee ñu si ba tax na ba tey ñu bëgg politique di ci dem ay nit dañu si gis dañu si solliciter di remercier aussi samay xarit samay amis d'enfance nga xam ne ñoom mooy dooleel boobu ba tey di remercier waa Yëmbal yëpp di remercier aussi ndaw Yëmbal ndax ñu ngi jël seen responsabilité ci dëkk bi ñu ngi jël seen responsabilité ci gox yi ñu séq yëpp donc maa ngi leen di woowaat ñun ñëpp aussi ñu gën a jël seen responsabilité ci dëkk bi te xam ne dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Yëmbal bu baaxee ñun ñoo ko baaxal su bonee aussi mën nañu ana ndaw ñu fa dëkk donc ñoom aussi maa ngi leen di sant bu baax di sant aussi internet yu TA TV yëpp di leen remercier ma jeexal. petite parenthèse kon ñoo ngi séntu Mbaye ak parti URB élection locale 2027 Mbaye Niass en tant que candidat à la mairie de Yeumbeul Sud. bon politique daal engagement la politique ay stratégie la donc joxuñu kenn benn waxuñu élection dañuy bokk ci élection
waxuñu ñu ngi ci ginnaaw diw mais daal l'essentiel mooy ci le président Mouhamed Diallo lañ nekk di liggéey ak moom bu demee ba li war a am fu ñu ne jaar leen fa incha allah fa lañ def parce que dañoo nekk ci ay loxo mënuñoo toog nan ay dañoo bëgg a def li wala dañoo bëgg def mais dañoo nekk ci ay loxo ñu ngi nekkal nag ñu ngi tàggat ñu ngi nekkal ñu ngi jox ay conseils ñu ngi ànd ak ñun di liggéey ak ñun comme ni ma ko waxee sànq nekk nag samay ami d'enfance yoo xam ne booba tey ñu ngi ànd ak man ci liggéey bi nekk nag samay xarit maa ngi remercier aussi sama copain bi ma àndal sama frère Bamba Gueye ku baax la dagg na ay itam ñëw ànd ak man maa ngi koy remercier bu baax di remercier daal waa Yëmbal yëpp di leen sant di leen wax ne ñun Yëmbal dañu jël suñu responsabilité ci dëkk bi waaw maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg merci beaucoup Mbaye Niass tey moo nekkoon invité émission Essence de Vie fii ci TA TV kon nag ñu leen di jox rendez-vous dans 2 semaines avec d'autres. mbokk mi yow mi seetaan vidéo bi te abonné gu la gaawal nga abonné ndax vidéo yu am solo moo lay xaar fii ci TA TV